yéen ñii ñëpp ñi fi teew ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen wax ni nag tey da ngeen a am gan muy gan goo xam ni c'est pas n'importe qui te bokkul ak ku nekk muy le président El Bachir Gueye jóge ca Sampaate di dem fële ca Thiès Ouest di fa def meeting sunu yaay ji intercepté ko mu xam ni kii moom lay noyyee moom la bëgg te bu doon tey jii moom ak ñi mu àndal ñëpp le président El Bachir Gueye la ñu voté mu ne même bu dee 5 minutes dinaa ko fi def bégal ko ay njabootam xool ma famille yi xool ma même buñ ma dee ñaanal may nuyoo ñu may ñaanal ma dem donc yaakaar naa ne bu teewee fii ñu déglu ko tuuti rek benn 5 minutes bi mu fiy def du yàq dara donc yaakaar naa ne fi ñuy tijjee mooy dañuy jox la présidente soxna Fatou Fall sant bi rek a xaw a naqari ndax mënoon naa sant Mbeng wala neneen waaye Fall la sant waaye loolu ba tey baax na donc ngeen déglu ko te xam ne son bi foorul noonu waaye ngeen déglu ko yéen ñëpp bu ñëpp nee tekki rek yaakaar naa ne message bi dina jàll te ñëpp lu ñu war a dégg dinañ ko déglu ngeen déglu seen présidente mu sànni ci ay. maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ndax woote ñu wuy si la rek kenn mënu leen a fay. ma di leen wax nag ku ngeen àndal 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 noonu ngeen ko waxee nag noonu ngeen ko waxee. dama bëgg nag noonu ngeen ko wax bisu wote ba ngeen xool carte El Bachir ngeen sànni la ko noonu carte am ngeen woteel ko ndax nag mairie bi lañu soxla waxuma waxi kese de man xam ngeen ma PDS laa nekkoon bi ma jógee PDS maa ngi toog di xaar yàlla sama rakk ju baax ju ma bëgg boole ma càmmiñam muy sama càmmiñ te aw ma nag lu dul yéen waa kër Ablaye Yàqin nii amu leen lu dul man nag tey El Bachir mi laa am ba ngeen jàppaleel ma ko woteel ma ko mu jël maire bi moom laa bëgg man moom jébbalu naa yéen nag yéen it maa ngi leen di déglu ba xam ànd ngeen ak manam déet fu ma mës a ne nag foofa ngeen ne fu ma mës a nekk yéen a nga foofa El Bachir mi nag bis ni tey jàppale naa ko maa ngi ci ginnaawam te yéen it xam naa ni yéen a ngi ci ginnaawam ndax ba ma commencé wax waxi El Bachir ba tey yéen a ngi naa ma ñu ngi lay xaar ana Kiné Ndiaye waaw mais Kiné Ndiaye di jiital vraiment ci nuyu bi Fatou Fall mi nga xam ne moom lañu fekk tey fii nga xam ni moom moo ñu dalal fii nga xam ne léegi comme ni ko saw waxee rek wa atul bu yoo tamit abwaabiha booy dem ci kër da ngay jaar ci buntu ba suñu buntu fii Fatou Fall la donc vraiment ñu koy remercier waat bu baax ci dal bi mu ñu dalal fii mu nekk nag moom jigéen boo xam te ni jigéen bu ñëpp am yaakaar la parce que boo nekkee ci koñ am fa benn taxawaay bay ati at ñëpp yaakaar la groupement yu bëri nekk ci sa loxo nga koy doxal ku mel noonu su fekkente ni développement moo tax a jóg mënoo koo tëb ñu ñuy jaaxal kay mooy mu bañ a ànd ak ñun waaye su bëggee ànd ak ñun rek lépp lu mu nekk suba ba ngoon bu dégg bëccëg ñu ngi ci donc loolu tax tey ñu ñëwoon seet si ko non seulement rendre ko hommage mais fexe pour jox ko loxo pour qu'ensemble ñu ànd relever les défis nag mooy lan mooy tey Thiès comme ni ma koy waxee chaque fois dafa métti Sénégal dafa métti yëpp gis nañ situation bi ni mu nekk ni mu mel ay at nit ñi dañoo sonn donc coono boobu nag dañu bëgg mu dañ ñu koy wax nag waxuñu ko nii mais dañoo bëgg mu jeex pour mu jeex nag il faut que loolu ñuy wax ay pratiques politiques politiciennes ñu dindi ko fi ñu fexe lënkoo mais fexe def éveil collectif yeewu xam ni jamono dafa jot ñu defar Sénégal wax daan nag ñun li ñu wutaleeg yenn politiciens yi mooy ñun neew ñu jox leen ma ñun topp ñu nit ñi pour ñu jox ñu par force ndax wax naa ko fee sànq boo toppee nit ñi naan jox leen ma mu jaral la xeex jaral la lépp yoo xanaa li ñu lay dégg naroo ci jàmm ñun nekkuñ ci logique boobu ñun logique bu ñu nekk mooy dañu bëgg a ànd ak góor ñi ànd ak jigéen ñi ànd ak mag ñi ànd ak ndaw ñu liggéey dëkk bi nag du question na ngay xaar bañ jox la maire yi nga def ko liggéey dëkk bi mën nga ko liggéey sax te doo am légitimité wala doo am autorité lépp bëgg-bëgg la lépp yéeg-yéeg la lépp aussi am envie ak bëgg a jàppale population yi la parce que li ma ko waxee dëkk bi dafa métti
donc solidarité tey jii moo ñu imposé ñun ñëpp ñu ànd joxante loxo dimbali liggéey dëkk bi suqali dëkk bi parce que dëkk bi dafa métti comme ni ma ko waxee donc nag ci noonu lañ joxee loxo Fatou Fall wax naa ko muy politique bi di en dehors de la politique incha allah lépp lu mu nekk ak sama yaay bële soxna Awa Niass ñun ñu ngi ci parce que ñoom c'est des femmes de développement waaw xëy na tey aspect politique rek la ñuy wax ci ñoom mais ñoom li ñuy liggéey ci wàllu développement moo ëpp sax aspect politique bi jamu ji ay dañoo nekk ay ñoo xam ne ay femmes yu sociales lañ dañuy nekk ci koñ tey jii koñ yu bëri bu njëgul coono yi xëy na en partie grâce à ñoom ñoo tax donc ñu mel noonu leen war a rendre hommage war a ànd ak ñoom ci liggéey bi parce que mënuñoo def liggéey bi sans ñoom donc pour bañ a guddal loolu moom moo tax tey jii ñu ñëw joxanteeg moom loxo Fatou Fall bëgg ñu ànd ñu liggéey Thiès liggéey Thiès bi nag comme ni ma ko waxee day ànd ak déjà ñu ànd ak moom ci association yi muy nekk di liggéey ñu wal leen suñuy financement ñu ànd ñu liggéey ensuite buñ ci jógee ñu continuer ànd dem wuti mairie ba parce que wax naa ko mairie bi aussi dafa am na solo parce que tax mu am solo mooy tey jii Sénégal boo fi bëggee liggéey te amoo autorité day jafe parce que ñi war a liggéey liggéeyuñu booy liggéey dañ lay mettre les bâtons entre les roues donc foog nga dem xeexi foofu tam pour que nga ak mën a am autorité bu la permettre li nga bëgg a def yëpp nga def ko donc loolu moo tax ñu bëgg ñun ñëpp ensemble ñu ànd ñu wuti mairie est bële bu nu ko yàlla joxee li ñu bëgg a def yëpp ñu mën koo def parce que man jàpp naa ni Thiès sama jëmm ji am na lu ma yàlla may ak sur loo xam ne Thiès mën naa ko jëlee fi mu nekk yóbbu ko feneen pour ma jëlee Thiès fii nag mu nekk yóbbu ko feneen yéen ñëpp ñooy ànd jàppale ma ñu mën koo def waaw jërëjëf waaw léegi li ma bëggoon terminer rek di wax soxna Fatou may sant ma koy santaat bu baax di sant sœuram mi nga xam te ni moo tay waral lii yëpp muy Fatou Wade aussi di sama nit di ko xam nit ku baax la di sama lépp donc tey jii ma koy remercier waat bu baax ci lii fi am di wax ne tey commencement la rek waaw mais dañuy ànd incha allah liggéey ba au delà du 23 janvier quel que soit l'issue des urnes dañuy gën a continuer di liggéey dañuy gën a continuer ñëw ci koñ bi dugal fi suñu loxo bu baax a baax ñu ànd ñu ñëpp ensemble développer le quartier bi waaw donc damay yëkkati 200 bi rek teg ko sa loxo mais su ma fi ñëwaatee incha allah nee laa fi ñëwaatee pour les financements te man xam naa ne boobu baatin nga te dañoo nar a ànd ak yow ba woo bu pare ñu nag yow sant ba aljuma yi aljanna firdaws kon tey te jigéen ñi la yéene ma ñu nii
leen di permettre ñu mën a développer seen i activité parce que yéen jigéen ñi ñëpp ku ci nekk am nga ci looy yëngatu ah donc Khady dégg naa bu baax li nga wax donc réseau bi incha allah danañ ci taxaw danañ ci jàpp bu ko defee nga àndaat ak ñi nga xam te ne ñoo jiite réseau bi yëpp ngeen ñëw ma recevoir leen ñu toog ñu gën a waxtaan ñu xool nu ñuy defaree lépp incha allah jërëjëf merci jërëjëf waaw. ngeen nelaw ndax dañoo nekk ci terrain bi di lay liggéeyal fu ñu dugg ni yéen seen leader anamu kon nag sagal nga ñu sigil nga ñu ñun ñii avec baa ngi nii mbootaay baa ngi nii ñu ngi ci sa ginnaaw ndax nag ku la gën gisagun ko fi ndax ba ngay def kenn deful El Bachir ba ngay jóg di jàppale jigéen kenn jàppalewul jigéen ñi kon ñun sunu xel dal na ci yow lu nu mën nag ci yow dinañ ko def ba mu neex ñu ngi ci sa ginnaaw moo tax ma ne ko El Bachir li ngay laaj da nga ciy jot li ngay laaj da nga ciy jot président li ngay laaj da nga ciy jot Yacine Dieng boobu mooy suñu présidente mi ngi nii taxaw di gërëm ñëpp tey dama kontaan ndax boobu ba tey damay dégg lu ne di gis lu ne tey jëmmi El Bachir ji tax na man ma kontaan sigi naa barki yeneen bi dama sigi wóor na yàlla ndax liggéey bi dafa yàgg te boobu ba tey mu naan El Bachir El Bachir El Bachir dem naa ba dama découragé ku wax man la El Bachir sama lépp kale na te mënumaa dugg fenn ndax dugg naa ci El Bachir ba pare ciment laa benn yoon laay tooy mënumaa dugg fenn comme tey nag jàkkaarloo naa El Bachir nii ñëw na fekk si na samay mbooloo xam nañ ni sama leader a ngi nii kontaan naa bég naa ñu ngi ci yow tey ba suba ba gannaaw suba dama ne ngeen xàmmee kii la waa ji jël teg ko fii pour ngeen fal ko ci dëkk bi mu liggéey dëkk bi maire bi fi nekk trian la nañ ko wax mu dee kii mooy waa ji waajaa ngi président Saliou Ndiaye di nuyu Yacine di nuyu vraiment mbooloo mi yëpp di wax ne ñun aussi kontaan nañ tey ñëw parce que bu yàgg ba léegi ñu ngi koy waaj ma leen di aussi di exhorter di ki nga xam tey mooy seen leader di Yacine mu nekk jigéen boo xam ne jigéen bu am taxawaay la wax naa ko parce que man dama bëgg jigéen bu am personnalité jur ma njëkkee taxaw toog ak moom dafa dégager une forte personnalité wan ni ma moom jigéen bu am fulla la jigéen bu am fayda la jigéen bu maîtriser mbooloom la bu mel ni man nag di def ay financement jigéen bu mel noonu ngay soxla jigéen boo xamante ni xam nga ni kii vraie femme de développement la mais aussi dafa am forte personnalité te moom loolu laa gis ci Yacine mii donc loolu tax ma sawar fi ñëw di wax dama fiy ñëwaat du yàgg dara pour indi fi ay financement dinaa finance ji waaw donc l'autre chose li ma bëgg a wax mooy kii nga xam ne mooy Saliou Ndiaye ni vraiment un digne fils ci commune bii nga xam ne fa lañu nekk muy Ouest ñëpp am ci moom yaakaar vraiment muy liggéey bu mucc ayib depuis des années mu jot nag vraiment tey ñu wane liggéeyam parce que am nañ yaakaar ni kii bu ñu ko joxee Thiès Ouest dina ko liggéey dina ko doxal donc ñun ñëpp ñu war a ànd jox ko loxo ñun ñëpp ñu war a ànd li nga xam mooy la coalition Jàmmi Gox yi jox ko suñuy carte pour qu'au soir du 23 janvier commune d'arrondissement bu Ouest bi mën a am benn maire bu bees muy en l'occurrence Saliou Ndiaye donc boo bëgg ngeen jàppale ko bu baax a baax a baax ndax jàppale ko mooy jàppale audit jàppale ko mooy jàppale coalition Jàmmi Gox yi ndax moom moo ñu fi teewal moo ñu nekkal fii ci Ouest bi te di fii dañ fa war a am ndam lu mënti am dañ fa war a am ndam rawatina fii randu leen dañ fa war a am ndam donc loolu jaral nañu lu ne donc moo tax ma bëgg ngeen jàppale ko bu baax ma njëkk koo wax comme ça ubbil ko après moom mën a wax ak yéen jërëjëf Saliou xamante ni mi ngi koy def fii ci Thiès ci at yu bare mu fi ne di financer famille di leen jàppale tey nag bis bii ñu ñëw il faut ngeen xam ni dafa am dayoo bu am solo ah il faut ngeen xam ni dafa am dayoo bu am solo Yacine filière pour lan ma ci taxaw ndax El Bachir président da ngeen li mu wax que dañoo soxla randu leen ci 2022 bi le 23 janvier 2022 dañoo soxla école Malick Kéré Diaw te dafa am lu ñu leen di wax loo xamante ni wax ju du yegg ndax wax ju yegg la ca topp xam nañ ko école Malick Kéré Diaw bi lim ñu jaral xamu leen ko sax dañoo bëgg ngeen jug takku
ndax jël mairie ouest bi ci école bii lay tàmbalee dañoo bëgg le 23 janvier 19h suñu affiché ngeen indi PV yi ñu gagné Malick Kéré Diaw jël commune Pes Ouest ngeen xam ni soo leen gagné école bii waxuma la El Bachir mais yéen ñii vous allez entrer dans l'histoire donc lii liggéey bii li ma leen wax nag fon xel mu sori la xel mu sori la donc takk leen ngeen gagné seen bopp ndax nootaalu Thiès noot gi ñu noot Thiès ci école bi la nekk bis bu ñu bëttee école bi Thiès dañ ci nootaay jërë ngeen jëf. boo xam ne lu bokk mais su ma fi ñëwee nii dinaa ko jox 300 000. ah tàccu leen tàccu leen. incha allah ñu mën a toogaat man ak moom defaraat suñu bi. dafa boo xam ne defar bu baax lay nekk dama ko gis ci moom bu mu nekk femme développement. ñu bañ a mel ni ñeneen ñi dama bëgg incha allah ñu defar loo xam lu dëgër la ñu liggéey parce que liggéey dafa am solo tey jii Sénégal kenn mënu koo liggéey sans jigéen ñi mënut a ne il faut ñu jàppale jigéen yi autonomiser leen non seulement finance leen mais autonomiser leen yamu ci ñu encadrer leen ba ëllëg si biir ngeen mën a demal seen bopp ndax bu ngeen demee rek njaboot gi dem te bu njaboot gi demee Sénégal dem donc ñuy profité encore comme ni ñu ko waxee rek ñun ñëpp ñu jàppale jàmmi gox yi parce que jàmmi gox yi bu ñu ko jàppalee fii ci ouest yàlla may ndam yàlla mën na ko yàlla def donc jërëjëf kontaan nañu baax jërëjëf merci jërëjëf dëgg la jërëjëf merci. ndax kontaan naa lool ci yéen yal na seen jàmm yokk te bés bu 23 incha allahu rabbi bëgg naa ci 18h lay leer 18h nañ leen votel Saliou Ndiaye moo nekk nii xale bu ndaw baa ngi nii kii la ñuy votel nañ leen votel moom mu defaral ñu Thiès nañ leen ko jox suñu carte yi ñu defar ñu Thiès macha allah Moussa Muxtaar kaay ma waxal macha allah. ñu dajee ñii tey yàlla def ñu gisaat la yaa ngi nekk ci kaw mairie bi wala koo bëgg mi ngi nekk ci kaw mairie bi ñu lay seetaan parce que xam nañu yow da ngay xam valeur waa Thiès parce que yow paaka ñaari boor bi jàng nga alxuraan xam diine bi après tamit delluwaat xam lu nekk ci nasaraan parce que ñun am nañ benn yar boobu yar yor nga ko soo jàngee diine da ngay xam lan la yàlla wax su boobaa da ngay xam àqu nit ñi nga xam su fekkee am nga benn responsabilité lan nga koy gérer waaw loolu nag yow xam nga boobu xam-xam comme ça genre bi ñoo jar a wóoru ñu jox leen parce que yow xam nañ da ngay seet yàlla doo def rek lu la neex léegi nag comme que yow arabiya nga ma jël fi yenn kaddu ci arab بعد أن نسلم الجميع نرحب بكم بترحيب الود والاحترام أمام شخصياتكم المفخمة ونحمد الله بهذا الفضل العظيم من حيث من علينا الشيخ محمود البشير السكين بحدين فرنسيا بجانب وإخواننا الحرفة بجانب. أيها الفاضل نوجه إليك هذه الكلمات لنعلمك أن وجدنا ما تمنيناه قبل الذي يعرف قيمتنا وقيمة الجميع. نحن طلبة بتخصيص الدين والعلوم العربية وقيمة الجميع تعرفه شيخ يا شيخ. أيها الشيخ نحن ومجموعتنا الذين نبناهم وراءك إلى أسمى الدرجة بلا تردد ولا ملل أماما فأماما ثم أماما حتى لا أمام إلا وراءك. نسأل الله التوفيق. ما شاء الله.
may bëgg a jox mooy kan mooy ki nga xamante ni si dafa am ay principe ki nga xamante ni si bàyyiwul rek may laaj kàddu nit ñi di dugganteeg nit ñi gërëmam mi ngi ko jox nit. gore lool waange ki ma gis mu doon riir waajange Saliou de jël na ndam le waajange fi dalal Adja Marie di jigéen bu jàmbaar jigéen bu gore ndax koñ bii mu nekk xam nañ li fi xew xam nañ li fi nekk soo fi taxawee am yenn engagement yi mooy ko am dignité nga donc loolu bëggoon nañ ko wax ci moom di wax jigéen ñi fi ne président El Bachir dafa ñëw seet si leen ngir accompagner leen dafa ñëw seet si leen ngir jàppale leen da ngeen dégg turam fépp ci Thiès ngir muy accompagner jigéen te élection ñëwul automatisation lay wax mooy jigéen mënal boppam donc lii élection la rek incha allah dinañ ko gagné ngeen jàpp ci suñ ci jugee ñu defar leen ba nga xamante ni kër yi defaru ndax Sénégal soo ko bëggee defar foo nga defar kër yi du ñu jeexal suñu kaddu te du ñu leen soññ ngeen di def ay porte à porte dugg ci kër yi élection yi ci biir kër yi lañ koy gagné élection yi da ngeen di dem ci seen mbokk yi def porte à porte amul benn kër bu fi nekk boo leen dul dugg jox ko spécimen yi wax ak moom waxu gor mu daal di leen di jàppale ndax ñun ñu neex a défendre lañu musuñu sàcc suufu kenn musuñu nangu kantinu kenn musuñu def politique di wor musuñu def politique di rambaaj ñu ngi nii ku xam suñu palmarès xam palmarès El Bachir nga xam ni mosoo dégg ci loolu su fekkee yoonu set rek la ñuy woote nañu dem place de France ñu génn seeni CV ñu xool ku ñu gën a set kon neex na ñoo campagnal nekk leen à l'aise li ci des mooy ngeen dem duñu jeexal te duñu nuyu suñu imam mi ngi ñuy dégg ci këram mu imam Diallo di kilifa bu mag bu fi nekk suñu jógee fii El Bachir dana dem nuyu ko daal di ko dina dem jox ko wàccuwaayam ndax ñun ay julit lañu ñun imam soo duggee ci gox mooy fa toogal diine foofu mooy porte bi donc imam Diallo ñu ngi lay nuyu te danañ ñëw ci yow nuyu si la jërë ngeen jëf. nit mooy ay valeur te valeur yooyu laa gis ci yéen kaay ma yëkkati li nga xamante ni si somme ba ñuy laajte ci li nga xamante ni si mooy 30 millions de francs CFA ñu teg ko ci caution bi képp ku bëgg a liggéey te diin te am ay principe na ñëw liggéey kenn du la sonal incha allahu rabi fii ak maa ngi fi te ci loolu laay dox mooy kan mooy le président Bachir ma ni nit ku baax kaa ngi ma ni nit ku yaatu kaa ngi nit ku bëgg jigéen kuy jàppale jigéen ci financement yi sans intérêt sans garantie sans caution ma ni waajaa ngi ay waay bu leen fexe ba mu ci leen ma ni c'est le moment ou jamais te xam naa ne waa aussi comprendre nañ loolu tàccu leen ma président Bachir ma jox ko kàddu gi. ñu ngi nuyu ñëpp ci nekk sa tur ak sa sant di jiital ci nuyoo bi Marie bi nga xam ne moo ñu fekk si fii ak Soumaré madame Soumaré nuyu ñi fi nekk ñëpp ñu fekk ñëpp ñu nekk sa tur ak sa sant vraiment di leen jox seen wàccuwaay di nuyu oustaz bi nga xam ne mën na wax léegi vraiment di sant bu baax a baax di la wax nahnu fatahna ghaayatal fath bi istimaa'ika wa nahnu habbayna an naltaqi marratan thaaniya hattaa natahaddath hawla mawdu'i siyaasiyya li'anna haadha al-waqt an tadkhuluna fi siyaasiyya jazaakallahu khayran donc may wax ne dama ko doon wax ne ko kontaan naa vraiment ci déglu ko kon ci kontaan te yam parce que ça fait occasion bu ñu gisee jeune bu mel nii parce que li mu doon wax arabe bu jafe la xam nga wax ci diine yomb na mais wax arabe li ñuy wax arabe fusha dafa jafe foog nga am benn niveau pour mën ko wax te li mu bind noonu niveau bu mag la moo tax moo koy félicité di ko wax ne ñu mel noonu waratuñoo toog ci ginnaaw dañu war a ñëw dugg ci politique bi parce que dañu am seen place foofu ci biir politique bi dañoo war a ñëw dugg bokk ci ñuy doxal dëkk bi parce que dëkk bi ñu mel ni yéen la soxla waaw donc moo tax ma ne ko war nañ dajawaat benn daje boo xam ne bëgg naa ñu toog comme ça ñu waxtaan ci ñu jëm ci wàllu politique jërëjëf merci donc leen li may bëgg a wax moom mooy que ni tey jii fi ñu ñëw di kontaan nañ ci ñëw bi waaw fekk si Marie man wax naa ko la fois passée je crois Soumaré madame Soumaré laa njëkk a gisanteel avant may gisante ak Marie mais Marie bi ma ko njëkkee gis rek li ma njëkk a frappé ci moom mooy forte personnalité bu mu am mais aussi dëgg gi mu dëgg dignité gi mu am ak valeur gi mu am aussi buy toogee du la wax mukk problème am li muy wax mooy problème bu gox bii naka la ñuy def ba gox bii avancé. ak leen Marie waay. waaw
man dama bëgg femme boo xamante ni femme de valeur. ku digne. nit boo xamante ni dara yëkkatiwu la wala dara yëngalu la dul sa gox te moom dafa bokk ci ñooñu. donc ma bëgg ñu jox ko loxo bu baax a baax a baax. ma bëgg ñu tàcc ko bu baax a baax Marie. donc l'autre chose mooy comme ni ñu ko waxee tey jii politique bi dafa taxaw ñëpp jóg mais yaakaar naa am na lu am solo am na message bu ëpp solo boo xam te ni ça fait depuis presque ay maintenant 3 ans ñu nekk ci di ko wax. di ko jàllale mu nekk message boo xamante ni xëy na tey li ëpp ci jigéen yi jàpp nañ ko moom mooy dama ko wax ci benn bil ne laa li ay mujtami an yadhahir bi ñu tadaama nashid mukhlisin wa daa'imi aucune société ne peut prospérer sans une solidarité ay sant sincère et pérenne. donc bu ñu bëggee nag dëkk bi dox. il faut que ñu dimbalante loolu arab di wax tadaamun ñu koy wax solidarité foog mu am ci dëkk. solidarité nag boo ko déggee nekkul ki am moyen rek déedéet mais ki am kàttanam ki am xelam ñun ñëpp ñooy génne ñu dajale ñu boole ñu liggéey dëkk. liggéey dëkk aussi wax naa ko nekkul ne da nga naan jox leen man ma liggéey parce que tey jii tool nañ fi nga xamante ni ki mën nga liggéey saa ñu jox la légitimité ak autorité war nañoo tënk dañu war a jóg ñu defar suñu dëkk le mouvement audit nag ci loolu la lancé wu depuis bu yàgg mais malheureusement dañoo nekk ci dëkk bi nga xam ne comme ni ma koy waxee politiciens yi liggéeyuñ bëgguñu gis kuy liggéey donc loolu tey ji xëy na rek moo ñu poussé ñuy dem di wuti autorité pour mën a eggale liggéey bi nga xam ne moom lañ tàmbali woon donc liggéey boobu nag pour ñu mën ko def comme ni ma koy waxee il faut ñu dem sur le terrain politique parce que dafa am loo xam te ni mënul ñàkk ci dëkk bii parce que ku liggéey du bëgg a gis kuy liggéey te comme nag ñoom ñooy autorité yi bu leen neexee ñu la yemal fii wala taxawal fii kon dafay jóg dafay jar ñu tam ñu jóg xeex pour ami autorité pour ëllëg si biir ñu mën a defar dëkk bi wax naa ko Sénégal c'est un pays pauvre c'est le 24e pays le plus pauvre au monde loolu c'est la réalité donc dëkk bu mel noonu nag mënuñoo toog ñëpp di croiser les bras sachant que dëkk bi am na lépp luy dëkk yi di am am na sarwatul bachariya ñu koy wax ressources humaines am sarwatul tabiiya ñu koy wax des ressources naturelles mi ngi fii ci dëkk bi mais Sénégal nekk 24e pays bi gën a pauvre ci monde bi donc war nañ poser question xool loolu lan moo tax loolu boo gisee li ko tax yëpp benn mot moo ko résumé mooy la corruption benn deuxième mot bi ko caractérisé mooy l'injustice chaque fois ma ko se demander si une société est juste revient à se demander comment s'y répartissent les choses auxquelles nous accordons de la valeur bu ñu bëggee xam dëkk ndax ni muy doxee tegu na ci yoon donc ñu fexe ba xam dëkk boobu li mu am naka lañ ko séddalee Sénégal lépp li nga xam ne Sénégalais ñoo ko moom ni ñu ko séddalee baaxul dafa demee boor benn pàcc bu ndaw ñoom ñoo nekk dëkk bi yor dëkk bi jël lépp séddoo tey jii dëkk boobu nga xam ne moom laay liggéey wax naa ko muy Qatar dëkk la bu ndaw loolu la ñuy wax al gazul musal muy le gaz liquéfié loolu lañ am di ko exploité tey jii bokk na ci dëkk yi gën a dox ci àdduna bi bokk na ci dëkk yi nga xamante ni moo gën a baax infrastructure ci monde bi tey Sénégal lan moo ko tere am loolu yooyu c'est des questions qu'on doit se poser donc nag pour ñu mën a résoudre problème boobu dañ commencé ci lii ñu jëm nii muy élection municipale yi am nañ solution de rechange mi ngi nii taxaw di sëñ Saliou Ndiaye nekk un jeune dynamique nekk un jeune de valeur un jeune digne boo xam ne bu ñu ko tegee ci kanamu OS bii dina ko liggéey bokku nag ñi xam ne fi nekk di jaay suuf ak di tapale moom dafa am liggéeyam di liggéey depuis plus de 10 ans mu nekk ci jeunesse bi def di fi def loo xam ne benn ndaw defu ko yamul ci xale la xale la wax naa ko dafa jot ñu commencé dénk ndaw yi nañ bàyyi di bàyyi ba nit ki jeexal ñu koy dénk dañ ko jox nii mu nekkee ndaw nii mu nekk yore kàttanam ñu ko joxee mu liggéey dëkk bi man maa ngi ci ginnaawam di ko jàppale ñu ànd ensemble defar kii donc loolu laa ci bëggoon dool di santaan encore ñëpp di wax ne nag mbir moom soo koy wut da ngay jiital yàlla comme ñun d'habitude ñu koy def donc moo tax chaque fois damay bëgg di wax loolu aussi malgré ci politique la ñu nekk malgré ci jongante la ñuy dem mais nañu dal lu am ñu xam ne yàlla la ak façon bu mënti amee nag lu mënti am ñu xam ne yàlla la ndax jullit day nangu dogal loolu nag ki laay woo sama bopp woo ci sëñ Saliou bi woo ci suñu militant woo ci sympathisant nañ def lu ñu mën pour am ndam mais bu yàlla defee safaan ba tam nañ ko continuer gëm sant ci yàlla waaw xam ni xulul umur bi asbab loolu lay sallallahu alayhi wa sallam jàngal waaw jël leen mbiri ci sabab bu iraatullah fawqa kulli shay mais le décret divin est au-dessus de tout loo bëgg bu yàlla namul sotti waaw loo bañ bu yàlla bëggee dafay sotti donc nañ santaat yàlla bu baax a baax topp yàlla
ñaan yàlla li nga xamante ne mooy élection yi daal defal ci ndam waaw bu ndam amul tam ñu gën a continuer sant yàlla gën a jaamu yàlla xam ne yàlla rek a fi nekk. le ndongo daara yi parce que da koy wax à chaque fois ni damaa bëgg nit ñu xam ni man drapeau l'islam laa yor te ci loolu la nekk waxam yëpp lenn la yàlla nee na yonent bi nee na ci loolu la ñu yar ñun ñii di ànd ak moom waaye nag mu tànn raqam ji frère am gu baax gii muy kan muy Saliou Ndiaye ni ko yow laa bëgg nga liggéeyal ma fii ci ouest bi parce que ñun ñu baax ñi bu ñu toogee bàyyi ñu bon ñi nekk ci place yu baax yi loolu dëkk bi du avancé moo tax nag foog ñu jug loolu moo tax ñu teg li nga xamante ni si mooy seen coalition bu màgg bi mu jàmmi goxi di ñaan nga ñaanal ñu yàlla le 23 janvier ndam jub ca ouest waaye ndam jub aussi ca est muy doon maire kii doon maire Sénégal jëm kanam loolu moom moo tax te wóolu nañ la ci xam nañ ne boo nee allahuma yàlla dina nangu incha allahu rabbi loolu lañ amul lañ ciy wax di jox le maire Saliou Ndiaye bu paree jàll ci le président ñu jox imam mu tëj ñaanal ñu yàlla loolu laa amul lu ma ko teg fii mu toog donc mu fonk ko di ko wax tout le temps man mii di wax ak yow di doomu daara jamaatu Ibadu Rahman laa jànge daara an nuur laa génne donc lépp lu ñu am ci tubaab li ñu ci xam sax ci daara lañ ko jànge donc nga xam ni tey say doomu diine ñoo la seet xëy na dañuy dugg ci politique nag ngir indi ci li nga xamante ni mooy arrahma li nga xamante ni mooy arrahim mooy indi ci yërmande loolu moon ci boole di la ci sàkku ñaan ndax ñun dañoo xam ni ci suñ fi ñu jàngal jullit amul benn arme bu dul ñaan ndax fadlu boobu nag la ñuy ñaan yàlla moom mi koy joxe teg ko ci loxoom mu jox ñu ko fii ci Thiès te amuñ ci benn sabab lu dul defar ko te am nañ ci yaakaar ci sa ñaan nga ñaanal ñu jërë nga jëf ngale ak jàkk ak juma kese la xam loolu ci la màgg ci la yaru ci la yaroo ci la màggee xamul leen lu dul lii boo ko fekkee fii nag kon fekk nga ko ci cadre am macha allah ñëw ci heure julli aussi fekk ko muy julli donc suñu ñëw fii tey dañu ñëw moom ci suñu wayjur seulement sàkk ko ñaan mais présenté ko aussi suñu mouvement bi nga xam ne mooy xaraka bi nga xam ne moom la jor muy audit waaw di da'wa li tawhid da'wa lil wahda wa tanmiyatul musaliya donc moom la ñuy yor di ñaan yàlla nga defal ñu ci ñaan di wax ne da'wa boobu dara tax koo jóg lu dul fexe changer li nga xamante ne moo nekk ci dëkk bi sànq rek maa ngi koy waxtaan fii boo nekkee ci dëkk nga gis ne mbir yi doxul te yàlla may la as tuut xam-xam wala peut-être may la as tuut relation da ngay fexe nga yëngatu tuuti ndax loolu xëy na Sénégal mën cee njëriñu mais Thiès surtout mën cee njëriñu fi nga xam ne fi lañ cosaanoo dëkk bi donc looloo tax boobu ba léegi ñu nekk ci liggéey boobu ak comme ni ko Saliou waxee léegi rek boo mënatuñoo toog di seetaan yàlla def na nag ñun ñii di ànd ñëpp ñu xamante suñu biir lañ ndax ñu ñii ñëpp duñ ay politiciens kenn suñu liste nekkul politicien ñi ci nekk ñëpp suñu liste ñëpp dañoo xool rek ay nit ñu baax ñoo xamante ne nit ñoo xam ne ñu yaakaar ci koñ lañ xam leen ci koñ yi seen mbaax mais ci seen sociable ak seen sociabilité ñu dem jël ñoo dugal leen suñu liste jàpp am yaakaar ne bu ñu leen dugalee ci suñu liste dugal leen ci jàmmi gox yi yàlla mën na def bu ñu nekkee ci maire bi dana fa nekkal seen waa koñ waaw donc loolu moom mooy liggéey bi rek ñaareel bi aussi moom mooy comme ni ma ko waxee yàlla defal nañu ëmp ay alaaka yoo xamante ni bëgg nañ ko daal di exploiter teg ko ci loxo Sénégal mën ci njëriñu Thiès mën ci njëriñu waaw donc loolu moom moo tax boobu ba léegi ñu nekk di yëngatu toll nag ci fin bi muy élection yi ñëwoon aussi sàkku sa ñaan bëgg nga defal ñu ci ñaan waaw bu ko defee yàlla may ñu ndam fii ñu nekk ci ouest bi nga xam ne sëñ Saliou mi moo nekk ci bopp bi am nañ yaakaar ci moom bu baax a baax am nañ yaakaar ne aussi bu mbiri tegoo ci loxoom tey lu bëri lu ouest doon jooy yàlla mën na ci def saafara jaar la ci loxoom waaw donc nag xeex bi xëy na sax dina dépassé ci mairie bi dem feneen ak feneen waaye fii moom mooy nuqtatul bidaaya bi donc fi dañuy commencé donc ñuy ñaan yàlla aussi nga defal ñu ci ñaan bu baax a baax a baax yàlla defal ñu ndam ñu lay santaat bu baax a baax a baax dina gërëmaat bu baax a baax sa taxawaay non seulement ci koñ bi mais ci diine atul bu yoote min abwaabiha waaw la yàlla wax da bañ na ba dafa ne wattaqullaha la'allakum tuflihun bokk na ci tax nga réussir ndax réussite ci yàlla mooy alfalaax donc falaax nag boo ko déggee ci yàlla du réussite àdduna ak àllaaxira bokk na li tax nit am ko nee na mooy booy dugg ci kër ngay jaar ci bunt te moom mii mooy imam bi fii donc mooy bunt bi fii donc bu ñu fi jaaree te def nañ jaar nañ ci yoon donc ñu bëgg rek nga dolli ñu ñaan bu baax a baax jàppale ñu si suñu li nga xam te ne mooy xaraka bi ma lax moom la ñu yor bu ko defee yàlla defal ñu sutura bu ko defee ñu mën a eggale liggéey bi ñu nga xam ne moom la ñu entamé parce que wax nañ ko jot na tey jii nitu daara yi aussi am rôle bu am solo moom laa wax léegi oustaz ci biti ma ne ko tey jii bu yàlla defee nga am benn mustawa bi ci wàllu xam-xam waratoo toog rek ne man arabisant la parce que loolu dañu ko qualification boo xam ne du dëgg ndax xam-xam rek la xam-xam boo mënte am xam-xam la te tey jii ñu bëri ñi nga xam te ni dañoo am ay shahada ci wàllu arab dañ ko am ci façon
ci kulliya ak yeneen kulliyaat yi ci yenn branche yëpp yoo xam te ne bokkut ak rek comme bu njëkk ba niñ daan jàngee nga xam ne boo jàng xam-xamu arabe rek da ngay def taxassus ci loolu ñuy wax fiqh wala shariatu diin tey jii dépasse nañ foofu waaw man mii di wax maa ngi am doctorat sharia waaye teewul pàcc yëpp def naa ko te ñi may liggéeyal tam ñi may liggéey ak ñoom yenn wàll la ci àdduna loo xam ne ça n'a rien à voir ak diine donc tey jii foofu la mbiri toll bu ñuy ñëw aussi dina ñëw aussi pour relever un défi relever ce défi là nag moo tax ñun ñëpp ñu war a ànd dana kon ne joxante loxo jox loxo ñu mel ni yow mais aussi sàkku seen ñaar pour yàlla mën ñoo defal ndam loolu laa ci bëggoon doole vraiment di santaat bu baax a baax macha allah su ma njaboot ngeen yàlla moo ko def xam ngeen ko wala bañ ngeen ko xam man xam naa dëgg la xam nañ ko alhamdulilah ñii nag yàlla moo boole ak ñoom fanweeri at na ñu ngi fi suñu kër ñoo jono jàmm rek moo sekk suñu diggante seen maam la woon ba maam bii dem ñoom ci jàpp ci yéen nag tey laa soog a xam ne yow doomu Ahmad Gueye dëgg la maa ngi dëggal Bachir wante mosuma xam ne ndax doomu Ahmad Gueye dëgg la Ahmad Gueye suñu mag la dëgg la ñun ñoo bokk benn sëriñ dëgg la ñun ñëpp galaya lañ galaya dëgg la macha allah macha allah macha allah moom tam yàlla def moom ak suma rakk papa ay xarit lañu Umar Kachel la tudd waaw Umar Kachel man ñëw naa seen kër bi benn doon dëgg la benn bi Ablaye Baro moo nekk foofu laa fekk foofu xam nga Ablaye Baro moom nag laa nekkaloon ñoo man ak moom bu ñuy jàng Abu Dhabi ñoo bokk benn nekk mais yàlla def li gën rek Aliou Diallo xam nga ko Aliou Diallo aussi xam naa ko baax Aliou Diallo tam ñun ñëpp tas nañu gale dëgg la ñun ñëpp ay benn famille la dëgg la kon nag soo bëggee lu mel ni ñëw fii mu ngi mel na li nga loo bëgg rek incha allah loolu la incha allah lu ma yàlla xamal ak lu ma yàlla wan ak suma coofeel ci yéen incha allah lépp lu ci war dinaa ci tax incha allah ndax du yéen suma bopp la incha allah lépp lu ma leen ñaanal fii suma bopp laa ñaanal incha allah dinaa def ci lu ma mën lu yàlla xam ci zahir ak baat bi ñaagoon na noon sa kaari demgal allahumma anta martana bi wa arina bi